jërë ngeen jëf mbokki ami internet Dakar Live ginnaaw bañ leen nuyoo di am mbégte saa su ne fii ci Dakar Live TV dal leen jàmm si seen toppukaay càmbar ko waaye tamit ñu waxtaanee ko ci penc mi kenn ku nekk wax xalaatam su ko defee mbir mi leer nañi ci gëtu sénégalais yi tey nag dafa am cas bu ñu bëgg a càmbar waaye tamit waxtaan si ndax nag lu yëngu rek lu ko yëngal ko ëpp doole tout récemment dafa am koo xam ne siiw na lool ci milieu showbiz bi waaye tamit ñu ràññee ko bu baax a baax ci liggéey bi muy def mu nekk journaliste people mun nañ jàppee noonu waaye tamit nekk kilifa aussi quoi qu'on dise si milieu showbiz bi muy Tange Tandian nekk tamit koo xam ne mu ngi def liggéey bu am solo borom VIP people waaye tamit gis nañ ko ci yenn xarale yi nga xam ne jot na ci di feeñ souvent di ci def li nga xam ne mooy liggéey bu am solo gémb wala tey mun nañ wax wala barki démb ça dépend ci jour bi mu génn rek dafa def ab révélation ci benn wax boo xam ne xaw naa lëndëmal xelu sénégalais yi xamuñ nag lan moo waral lu tax mu wax loolu peut-être dafa am ay sources yu leer balaa ñu siy gën a dugg rek dañuy seetaan vidéo bi su ko defee ñu gën a yaatal mbokk yi nes tuut ñu seetaan vidéo bi dañu waat. bi ñu jëlee tubaab boobu tubaab bi jël benn image yu Wally Ballago Seck solal ko pantalon slim bi mu ko solalee pantalon slim ba pare ñu yóbbu photo bi Londres ak benn tubaab monté ko def ko Photoshop montage boobu nag tey su génnee ku ko xool rek dafa mel ni Wally Seck dafay défendre loolu ñu doon wax LGBT yi ndaxte mook tubaab boobu ña ngi ca nekk anam bu doy waar dañ ko monté ba nga xamante ni tey professionnel la ko monté ay millions lañ ko fay maanaam soo ko xaymaa ci dollar ndaxte ki ko fay c'est un Sénégalais qui vit aux États-Unis mi ngi Amérique Sénégalais yi xam nañ ko mais récemment lañ ko xam ci ay bruit ak ay buzz moom nag moo def coalition ak ay nit bi mu defee coalition ak ay nit ñu préparé monté photo boobu photo bi nag gars yi nee nañu le 1er septembre lañ ko bëgg a diffuser sur réseaux sociaux yi kan mooy diffuser photo boobu xam nañu kan moo ko war a diffuser son nom il s'appelle Elzo moo ko war a diffuser. mbokk yi vidéo bi mu ngi noonu vidéo boo xam ne duré na 2 minutes wala lu ko ëpp juste dañ ko résumer rek vite fait comme ça nit ñi comprendre parce que ñu bëri xam nañ lan la wax ci vidéo bi donte tuddul tour direct mais xam nañ Tange kan lay waxal mais ci wax bi njëkk wax daf ne. am na koo xam ne ku am doole la nekk sénégalais nekk foofee ca bitim réew fi nga xam ne mooy Amérique waaye nekk ku am tur te tout récemment defoon na fi bruit ne ñoom dañuy fexel ki nga xam ne mooy woykat bu mag bi Wally Ballago Seck mi nga xam ne yàlla moo ko fi teg quoi qu'on dise te dafa def liggéey def preuve toll fi mu toll ne dafay waajal lu nga xam ne moo nekk benn coup monté envers lui pour que daaneel ko ak ci milieu bi nga xam ne moom la nekk waaye tamit ci li nga xam ne moom lay taxaw ci musique Sénégal nee na dañoo jël photo Wally Ballago Seck monté ko ak benn nasaraan maanaam tubaab mbir mi ngi xewee ci dëkku bitim réew foofee noonu nee na jaar na Amérique jaar na ci yenn dëkk yu bëree bëri te nee na moom da see am source yu leer nañu ndax nit moo ko jox information bi te heure wax su jotee nee na dina wax dem na nag ba cité tournée benn waay bu tudd Elz xamuñ na kuy Elz boobu noonu ndax el boobu noonu jaaxal nañu bëree bëri ndax el yi dafa bëri ci showbiz bi. nee na mois de septembre bi incha allah dafa war a publier li nga xam ne moo nekk mbir moomu noonu muy ñaaw teef bu dee lu am la parce que moom moo génn wax peut-être am na ay sources yu leer mais nañ ko wax te dee tuddul tur mais ñun dañuy am fitu tudd tur te osé wax parce que wax su jotee dañuy wax parce que fii topp ska la tooñuñ kenn waaye dañuy leeral dañ ko wax mais moo get lay waxal xamuñ nag lan moo waral lu tax mu wax loolu te xelu sénégalais yëpp sax ci moo get lañ dem parce que sénégalais yi dofuñu te tamit dañuy suivre actualité te lépp looy wax aussi na nga xam lan ngay wax donte doomi aadama day juum léegi nag li ñuy laaj mooy Tange moom mu nekk kilifa def na 15 ans ou 20 ans d'expérience ci milieu showbiz bi presque artistes yu bëree bëri liggéey nañ ak moom mun ni ko commencé ci par Pape Diouf ñoom ñaar liggéey nañ ba sénégalais yi ràññee woon ko ci côté Pape Diouf mais ba mu jugee ci Pape Diouf après gis ngeen nu mu mel ci digganteem ak Pape Diouf da doon sànni xeer Pape Diouf nañ ko waxta dee gis nañ ko fi parce que ñun fekkee nañu fi lépp te suivre nañ mbiri donc mu ngi noonu ànd na fekk ki nga xam ne moo nekk Pape Diouf te gis nañ seen ànd ñoom ñaar ni mu demee woon ci carrière Pape Diouf nit ñi ràññee woon ko bu baax a baax ci côté ki nga xam ne moo nekk Pape Diouf di def liggéey bu am solo aussi tamit ci milieu musique fii Sénégal ànd na fekk ki nga xam ne mooy Viviane Chidid Ndour mais ci ànd yooyu noonu sax après gis nañ ko ànd na fekk ki nga xam ne mooy Mo Gates parce que yenn Sénégalais yi ne nañ moom lay waxal wax jooju noonu te wax ji Mo Gates moo ko moom te Mo Gates aussi yóbbu na ko fi bitim réew parce que moom toog na si télé yi wax ko ne dañ maa fay ma dem liggéey ñëw su ko defee su leen ko sànni après mu ne bale leen gars yi tànnaat ko jël ko mu xaw a indi polémique ci réew mi ku ci nekk di critiquer kii di wax gauche ak droite te ñu ci bëri xamuñu Mo Gates musuñu ko gis musuñu ko dégg seen lañu am ci moom jugement bi xaw na bëri tuuti donc juste rek
moom mi def loolu jël ay centaines de millions di ko ci def xëy na am na objectif ci ginnaaw lan mooy objectif bi donc xaw ma ko yéen xamu leen ko donc li am solo maanaam mooy ñu toog ubbi suñuy bët seetaan ba keroog muy pare ñu xam ne lii moo waral loolu donc coow li bari na ñu ngi naan waru ko defee nii war na dimbale nii alors que bon peut-être xëy na nit la boo xamante ni yàgg na def ci social du tey ma ngi ko doon def ci suuf bon peut-être xëy na nit la boo xamante ni yàgg na def ci social du tey ma ngi ko doon def ci suuf bon peut-être xëy na nit la boo xamante ni yàgg na def ci social du tey ma ngi ko doon def ci suuf mu toog ba jamono ji pour génn lan mooy objectif am moom rek ko xam ñun xamuñu ko donc jàpp naa ni jugement bi bëri na coow li bëri na te ñiy coow ñëpp li ma ci jaaxal kenn fekkeewul kenn yëgul xamuñu ci dara xamuñu naka la demee dégg ni tëll ne dem na xamuñu ci dara xamuñu naka la demee dégg ni tëll ne dem na dégg ni tëll ne dem na. te pourtant foofu noonu jotoon nañ ko fay tudd ay yenn affaires yoo xam ne dañ ko tuumal mais ba tey kenn gisu ko mu wax ci. Sénégal suñu problème mooy da ngay yor sa paan di lijjanti siwo jàmbur neguñ fi nag pour di kaasal kenn mais dañoo bëgg rek ñu waxtaan parce que tamit mënuñ xool yow suba nga ne ceeb bu xonq wala ceeb bu weex wala lii wala laa mais da ngay yem ci benn affaire comme nit ñi ne kii kat ci lii la nekk waaye ci liggéeyam la ne te da cee dëggu waaye tooñul yàqul parce que kenn ku nekk sa wërsëg suñu borom moo ko yor. dafa mel ni affaire bi day mën a mel sa intérêt personnel moo la ñor wala yow liy feesal say compte kese ngay dox parce que bu fekkee ne ñun ay ndaw nekk ci milieu bi ne dañuy jéem a roy ñi nga xam ne yéen a nekk ci kaw yéen après ngeen di def naka su dul noonu après ñun ñu nekk seen ginnaaw ex dinañ am fitu taxaw devant la scène est-ce que duñu daw jël suñuy dëbës maanaam ñu dégg olof xam nañ fu may waxee. léegi ma ñëwaat tuuti rek ci si waxtaan bi mooy ànd ak Pape Diouf nga jug ci Pape Diouf. classe nga ko fi classe yu métti bi nga jëlee camp Wally Seck bokk ci Wally te pourtant avant sax muy bokk ci Wally classe na fi Wally parce que fii la ñu fekk parce que boobu mi ngi ànd ak Pape Diouf gis nañ fi lu ne après digganteem ak Pape Diouf neexul mu dem ci Wally ne Wally mooy woykat bu mag bi am nga si plein droit nga wax ne Wally mooy woykat bu mag bi mais boo nekk ci penc mi nekk kilifa pour man sama xel bu gàtt peut-être man mun naa juum quoi même bu dee da nga am foo féetoo am na yoo xam ne waroo ci taxaw parce que ñëpp say rakk lañ te aussi yaa leen njëkk ci mbir mi parce que am nga lu bëri loo xam ne ci milieu showbiz fekk nga ko fi te tey jii am na ñu bëri ñoo xam ne yàgg ngaa liggéey ak ñoom parce que tey Sénégal mun nañ wax ne buñ nee exemple dañ naan Boubacar Diallo kooku exemple la parce que mosuñ ko dégg ci yenn coow yi nekk ci showbiz bi te mu ngi ciy def liggéey bu am solo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bu ñu people nag am nga droit génnee ay information jox nit ñi waaye tamit woy bi këpp gaal kenn du ko woy ci tefes loolu olof Njaay wax léegi nag ñun suñu xalaat wala suñu problème bu ñu jaaxal mooy yenn révélation yi nga xam ne Tange Tandian def nga ko ex gisuñ tamit ne lii mun na taal ci ñaari diggante ñoo xam ne jotoon nañ am coow te nit ñaa ngi xool nan la ñu defaree diggante bi parce que tamit wax lu baax ci ñaari doomi aadama moo gën ngay xool nan lañ gën a indi coow ci mbir moomu parce que xam ne ñaari kuy yu bokk mbalka day nekk problème ndax dinañ mbëkkante waaye bu ñu mbëkkantee ñi nga xam ne dañoo yor ay dàll nañ ko sol dox ci jàmm waaye li nga xam ne moom jot na ko def tey révélation est-ce que tamit du yëngalaat beneen problème parce que sénégalais yëpp xam nañ ne moo gën lay waxal te tout récemment moom sax Tange Tandian def na ko fi ndax dem na fi nga xam ne mooy diwaanu Amérique ca moo gën ba mu ñëwee dafa classe ki nga xam ne mooy Viviane ak doomam te pourtant moog Viviane démb la woon tey soog a ñëw mais mosuñ dégg Viviane wax si mais Viviane dafa ànd ak kilifteef xam ne moom du wax ak benn bojo te kilifa noonu nga war a doxalee parce que boo nekkee koo xam ne ñëpp dañ lay xool noonu nga war a demee parce que noonu la Wally Seck sax di doxee ah Wally Seck dañ koy classe parce que xam na ne moo nekk ci kanam mais doo mës a dégg mu tontu parce que xam na ni moom mu ngi ci liggéeyam te yàlla xam na ne parce que àdduna fii nii képp ku fi yàlla teg xanaa mu wax ne da nga fiy jógee mais bu la nit di waxee da lay yàqal mënu si dara parce que yàlla programme na lépp léegi nag dafa jot aussi tamit ñu wax ak Tange donte suñu kilifa la moo ñu njëkk ci milieu bi mais tamit Tange li ñu lay ñaan mooy boo fekkee combat ñaari nit di bëree boo mënee seetaan nga seetaan boo ci mënee wax jàmm nga wax si jàmm mais bul yee fitna parce que li nga def nii day yee fitna fu mu ne nii si Sénégal te showbiz bi dina yëngatu te nag ñu ngi dégg ay preuve yoo xam ne ñun sax mën nañ duñ wax sax ne dégg mais am nañ lu ñu jot
ci camp Mo Gates boo xam ne ñoom dañoo bëgg a porter plainte te plainte boobu noonu buñ ko porter aussi tamit kan lañ koy porter plainte yow la ñuy porter plainte yow mi nga xam ne yaa gën a def ay révélation te yooyu yëpp jaru ko ci showbiz bi nañu wax te dee jaru ko. te sax bu Mo Gates amoon information lan moo tax muy xaar ba le 1er septembre di ko dugal yàgg nay jékki-jékki benn bonjour clash Wally Seck Mo Gates yaakaar naa loolu wax bu daanu sareet la te yaakaar naa ne jaru tëggam. jaru ko léegi balaa ñoo continuer rek dañuy bàyyi benn vidéo boo xam ne jotoon na fee am temps defoon na ko fi classe ki nga xam ne mooy Viviane ak doomam pour wan leen carte gi dañoo bëgg mu leer rek VAR am na fi Rési indil leen ma vidéo bi. mais ma ñëw ci parce que dama am benn commentaire bu ma dégg ñu ne yow Tange dafa bëggoon wax rek peut-être am na lu mu téewaloon Viviane moo tax mu génn def sortie boobu. parce que amoon na benn détail bu amoon na ci Zénith Viviane bi voilà te bokkul woon ci ñu demoon Zénith après déggoon nañ ne Tafa da nga amoon ay tuuti blème ak moom moo tax boole ñu leen ci ko te Viviane lépp mu doon def yaa ko doon gérer voilà ñu écarté la carrément léegi mu am lu mu ko jàppal moo tax mu bëggoon rek wax parce que mi ngi wax ci benn vidéo naan Viviane man ak moom xamante nañ genre d'un ton menaçant mi ngi doon waxee noonu non man commentaire rek laa lay bind commentaire man Viviane suy voyager en tant que professionnel manager am la war a àndal fee doomam nekkul ci business mais est-ce que am na manager dama ne loolu moom ngeen koy laaj est-ce que am na manager un artiste professionnel qui se réclame star da ngay am un manager am sa lépp waaw Prince Sarr ñoo yor contrat Viviane voilà te doo génn dëkk bi te suñu lu ñu la kayit professionnel moom yow professionnel njëkk a xam nga kee da nga may déglu nga ne lan Viviane nga njëkk a xam nga kee ba pare di ko défendre nii xam nga da ngeen ne Zénith après Zénith Viviane tëgg na Luxembourg contrat boobu maa ko dox le 22 décembre tëggal na Awa Kermel maa dox contrat bi amul lu may jàppal Viviane nee ngeen Zénith parce que boolewuñu la si Zénith man maa ko décidé ak Tafa balaa sénégalais ji ci jot ñoo toog déglu ma rek man dama am ay principe man maa ko décidé ak Tafa Dieng mi ngi may dégg tey ak Viviane ñi ngi toog Paris Jijak mi ngi Ndakaaru bañ ko décidé ñu teg ko mais xam nga dara soo koy teg da ngay def business plan def étude de projet soo ko deful da ngay daanu Zénith bi ngeen di wax tey man maa sauvé Zénith maa ngi Ndakaaru yéen a ngi Zénith pour mu am déedéet ban heure la concert bi commencé ban heure la jeex ku dee te joué wul lu bëri 23 heures la jeex te joué wul lu bëri lu bëri du fa am comme lan le technicien je le connais Zénith dama leen xam bu baax a baax parce que dañu waroon yéeguñu ñu yéex maa doon wax ak moom ba woo bub sa ma ne ko affaire bi dañ koy coupé mu ne ma Tange mu ne ma 23h45 je ferme les rideaux ma ne ko bubs kii da koy fermer fexeel yéegee ñoom Mbaye Dieye Faye mais la moo tax gars yi teeluñu yéeg c'est-à-dire que dama lay wax lenn da nga ne lu tax demoo ci Zénith dama may principe après nga expliqué waay ñun ñoo toog décidé ko Moustapha Dieng mi ngi may dégg bañ ko tegee ñu ne léegi dañuy wut ñu ko parrainé on a pris Pape Cheikh Diallo bubs ak Tange ku nekk teg lii ñeenti lii mën naa la wax ci Zénith xaalis bu fa dugg ak lañ leen ko joxee lépp lan la waxal mais man su may liggéey doo ñu ko may déglu ma rek man su may liggéey dafa am lu may liggéeyee man damay liggéey ci ay conditions ak dëgg du ma liggéey ci ay buzz buy créer fen ba ñu demee ba commencé Zénith dem ba ci biir ay fen yu tooy xep tagu ci meew benn doomu aadama laa respecté moo tax ma téye Viviane muy Jijak Diouf daf ma ji ngor te tey bakkanam su taxawoon ma taxaw dañ koy jaayante da ngay joxe bakkan yoo tamit non du ma joxe bakkan da ngay dénkaane du ma joxe bakkan xam nga la laa gëm man dama doon nit ku gore ndeysaan Jijak daf ma ji ngor te xaw ma ko c'est un gars bien Jijak c'est un gars bien daf ma ji ngor te xaw ma ko ndeysaan tey su ma téye Viviane Jijak moo tax guddeel na ko bëccëgal na ko defal na ko lépp dama lay wax rek donc yow kon déggu ma ci déggin bi Jijak nga doon protéger ko déedéet ci déggin bi quoi non dañuy dem Zénith mënuñu ko teg ak mooy manageru Viviane te bokku ci ma ànd ak moom ñi dem ba ci biir ñi bëgg a jël Jijak teg ko fële waaw loolu mooy écarté ko ma génn ci ndànk taxawee na la tëj samay loxo waaye ba Zénith desee 2 mois ba ñu jaaxlee dëgg Jijak la ñu wooyu waat tey mën nañu wax lépp Jijak la ñu woowi ñoom ñu jiitu woon ci kanam ñëpp dañoo mujj effacé wu parce que xamuñu yoon bi donc vidéo bi mi ngi noonu ginnaaw bi mu jógee foofu ca diwaanu bitim réew ñëwoon indi ci ay leeral ci li nga xam ne moo jotoon a xew wax ci doomu Viviane bi wax ci Viviane parce que li mu def nii après Viviane mënoon na ko cee topp mais waxu ci parce que dafa jàpp ne peut-être moom kilifa la te Viviane ñëpp xam nañ ko ci kilifaam loolu dafa am solo parce que nag jamono dañoo toll foo xam ne bu la ñëpp di bàyyi xel da nga war a am classe am fooy teg sa tànk xam looy wax mais showbiz bi doo comprendre parce que
da ngay dem ba benn instant ñi nga xam ne ñoo war a wane yoon bu rafet ñoom ñooy lëbëje quartier gi. parce que tey lu ma leer ba leer Tange nga baal ma parce que yow laay waxal direct Tange nga baal ma lu ma leer ba leer Wally tey su demoon beneen booy ñëw yor affaire yi nii ngay mel ak moom après day mujj affaire bi yow sa intérêt kese moo la ñor te kilifa dafa war a def yëfu kilifa mooy da nga war a jàppale ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay problème nga dox ci jàmm te Sénégal fu mu ne nii ñëpp xam nañ ne Mo Gates ak Wally Seck ay xarit lañ woon mais coow am na seen diggante te bët ak làmmeñ ñoo ànd autant pour moi bëñ ak làmmeñ ñoo ànd ñëpp xam nañ loolu mais coow mënul ñàkk mais bu coow amee na si gars yi def jàmm ñu doxoo léegi nag comme que nee nga dafa am ñu nekk ci ginnaaw Mo Gates war nga ñu ko leeral nga wax ko gars yi xam ne ñoo nekk ci ginnaaw Mo Gates ak ñan ñooy waajal mbir moomu comme da nga am ay preuve yu leer parce que li nga wax li ñaan junj xaw ma mën na borom xel xaw ma je ne sais pas doy na borom xel mais am na ñoo xam ne comprendre duñ ba tey parce que yow da nga wax sànni man su ma noon yow damay wax direct parce que ñun ñëpp tamit aussi dañuy bëgg mu leer ñu xam ki nga xam ne moo nekku ci yoon ñu ne ko nekkoo ci yoon parce que révélation bi nga def nii tey wala démb xooma dina yëngu de te su yëngoo après du rafet ci image parce que yow kilifa nga yow dafa am ñoo xam ne aussi tey dañuy xëy naan yàlla na ma yàlla mel ma doon ni Tange parce que liggéey nga fi tamit quoi qu'on dise liggéey nga fi liggéey bu am solo te ñun ba ñu nekk tout temps aussi dañu loon seetaan di la déglu si yenn affaires yi nga xam ne da ko doon def donc bul topp sa naf su bakkan yaa xëyti ba bëgg a yàqal keneen wala bëgg a indi loo xam ne ci diggante ay doomi aadama la peut-être am nga sa source loolu yow la mat am nga sa source loolu ça t'engage que yow mais tamit am na yoo xam ne jaru ko nañ waxante dëgg te dafa bëri ci showbiz bi du moom képp souvent gars yi fii nii sama mbokk yi wala man mi wala keneen ku munta doon souvent dañuy jéem a dugg ci benn diggante boo xam ne jàmm amu fa pour que ñoom ñu def jàmm duñ ko def mais seen intérêt képp moo leen doy mais doo nekk kilifa jiite ay groupe boo xam ne mun naa ne tey yaa la ñuy fay salaire te ñooñu aussi si yow la ñuy yaakaar souvent ngay génnee yenn moo di ko wax tamit te nit ñi duñ ciy wax fii Sénégal la wax su jotee nag dañuy wax de parce que topp kaa la ñu wax te fii nag VAR dafay ne ba fi VAR amee ba tey lu waay wax jàppal ni bés dina ñëw nga goxtiwaat ñu ne la lii yaa ko fi waxoon munoo ànd ak Mo Gates démb ñëw di ko classe bañ a tudd turam mais Sénégalais yëpp xam nañu Mo Gates ngay waxal ba pare nga ëbbatiku ne dañuy waajal Wally Seck benn coup bu salte ndax lan affaire yu borom ñaari tur yi ñu fi doon tudd pour que rek ñu jiñaat ko ne moom la fekk ne lu ñuy wax ay tuumal la mais tamit yàlla gëmul nelawul képp ku def waaye lu bon te loo xam ne aussi tamit defoo ko ci loo di nga ko war a defee suñu borom fii la koy fayoo léegi nañ ko waxta dee Wally yàllaa ko fi teg il faut que tamit gars yi comprendre loolu Wally ku koy sonal wala ku koy xëcc di ko wax lu ko métti tamit da ngay nax sa bopp rek parce que moom mu ngi feesal ay saalam di def concert am di def ay tournée am buñ soxor yàlla moo ko may loolu Pape Diouf li mu am yàllaa ko may loolu keneen ak keneen te keneen tamit su ñëwaatee noonu lay demee ñun gis nañ fi Youssou Ndour gis nañ fi suñu papa Thione Seck ndem si yàlla na ko yàlla xare àjjana firdawsi donte tout récemment Mo Gates defoon na fi benn sortie boo xam ne ñu bëree bëri rafetluñu ko woon ndax yenn révélation yu mu fi defoon mais tamit ñi nga xam ne dañoo jege Mo Gates amaana ñoom wax nañ ne ko moo li nga waxee woon nii waroo ko woon waxee nii après moom dina xam ne moom matul doomi aadama matul mais bu ñu gisaatee keneen génnaat defaat ay révélation muy nar a indi joxasoo ci pëtaxloo ci li nga xam ne moo nekk ci kër gi nag il est temps ñu waxtaanee ko mbokk yi nag topp kaa la ñu wax comme ni ma la ko waxee samay njëlbeen wax peut-être ñun mun nañ wax loo xam ne juumte la parce que doomi aadama motul waaye tamit nañu xam ne wax bal la te su génn na ba pare donte nag nit mun nga wax ñëwaat nag ne maa ngi jéggalu damaa juumoon waaye temps duñ lay ñaan rek mooy il faut ñu bàyyi yëre yi ñuy cuub di sol benn yëre bi te di bàyyi yenn affaires yi nga xam ne souvent dañ koy def pourtant tiiñal nañ la fi loolu mënoon nga indi ci ay leer parce que kilifa nga am na loo xam ne wax nañ la ko fi yàq sa der te pourtant média bi ñu bëri dañoo taxawoon di la kaasal parce que xam nañ ne am na loo xam ne waruñ ko teg koo xam ne kilifa la ci réew mi mais tamit bu leen amee ca penc ma mu nekk ab coow man amaana man su doon man révélation bi nga xam ne mooy source bi ma am du ma ko génnee donte nag mun naa ko génnee pour nit jot ci information mais du ma ko def parce que woy buy këpp gaal moom kenn du ko woy ci tefes wax naa ko léegi bon jot nañ nag ci information nag quand Mo Gates dañoo bëgg a plainte te bu ñu plaintee xam ne ñëpp xam nañ kan la ñuy plainte mooy Tange Tandian la ñuy plainte mais amaana man su ma soñoon jaru ko parce que ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal nañu waxtaan parce que Mo Gates ak Wally bés bu ñu jubóoyee ñi nga xam ne ñoo nekk mbëkk neegi wala suq yi dinañ rus de ak lan la ñuy wax waa koñ ba ñaari kuy yi mbëkkante yoonu boromu ku nga xam ne moomul kuy ya nekku ci rawatina ñoo xam ne dañoo yor seen doole yor seen alal lu waay neex def waaye bésu yomal xiyaam dafa jar a sóoraale te fii yàlla képp a fi nekk mooy jox nit ñi muy dugg sa gémmiñ jaar sa biir donc am na yoo xam ne bu la ko dara jaral ngay wax loo xam ne juste day indi coow rek parce que tamit
dañoo sonn am na leneen lu ñu war a mën a waxtaanee ci réew mi xiif baa ngi fi mënd mi pourquoi pas mën nañ ci def ay waxtaan ci xool nan lañ mën a trouver ay solution mais moo gën tout le temps showbiz bi dañuy jéem a xool lan mooy gën a yëngal showbiz bi dañu waxtaanee si mais showbiz xam nañ ne moo coow a ànd mais tamit coow li am na foo xam ne bu fa yeggee nit ñi dañ lay jéppi sax dañ waxante dañ ko waxta dee donc affaire bi mu ngi noonu mbokk yi topp kaa la ñu wax ci penc mi topp nañ kaa bi parce que Tanzania moo fi def ab révélation boo xam ne ñëpp a ngi koy waxtaanee mu nekk à la une des réseaux sociaux donc nag rafetul benn yoon nag ci kilifa bu mel ni Tanz muy wax yenn affaires yi ah donc Tanz ñun bu ñu sañoon nga génn def benn vidéo rek xam nga leeral carte gi mu leer nit ñi xam comme que wax nga ba pare parce que instant bi lëndëmal nga xeli waaye ñëpp xam ne ñëpp moo gën ngay waxal nañ ko waxta dee parce que sénégalais yi dofuñu mbokk yi topp kaa la woon fii ci Dakar Live TV topp kaa yi càmbar ko waaye tamit teg ko ci penc mi kenn ku nekk wax ci sa xalaat donte man wax naa ci sama xalaat ni ma ko gisee amaana yéen ñi nga xam ne yéenay déglu yéen a ma gën a taxaw foofu pour gën a mën a am sax position pour wax ci li nga xam ne moo xew bu amee lu rafet jàppaleen ne suñu borom la bu amee lu ñaaw jàppaleen si man mi motul la jërë ngeen jëf fii ci Dakar Live TV mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm jaay ngeen jëf waay